ba góor gi mënatul a dem mënatul a dikk loolu rek la mooy astuce yi te ba pare kaay moo la dara général ñi ngi wax naan jigéen ñi ñooy jënd góor ñi ñooy dem jëndi ay de bin du ma weddi ay góor ñoo koy fëgg di jënd heure bu ne ay de bin jaaykat la rek nañ jàpp ne comme moroomu valuté la donc valuté yooyu lay liggéey ñi góor ñee ñëw day defar ay yëfam di nga waxee noonu effectivement dañuy ñëw indi bagage yeeg fer yeeg yooyu am lu nekk si suufu pañe bi góor ñi ñoo ñëw wut si góor ñi ñoo koy jënd am na femme bu ko daan jaay HLM góor ñi ñoo fa daan rang 16h 17h oto góor ñee fay rang di ko jënd pour yóbbu pour lan ba pare man conseil li mu lay indil mooy metti li surtout si jigéen moom ay doom la ñu jël wala lan la père daal père yow tamit da ngaa dox ba ngeen dox dajee goog loolu defal nànk parce que loolu noonu nga ko umpule déedéet ñun xam Jafaan rek d'accord léegi dañuy bàyyi ñu lancer téléphone bi gars yi mën a woote parce que am nañu commencé déjà composé numéro bi ñoom itamit ñu mën a wax seen avis au 88 628 89 90 00 221 33 841 20 69 Sophie suñu jógee tuuti rek un peu ci astuce yi nga xam ne peut-être ci biir néeg bi la am na yeneen astuce dañuy wax jigéenu Sénégal ñoo dàkk sëy si monde bi d'habitude dañ koy wax parce que jigéenu Sénégal la plupart boobu ñi nga xam ne si on prend par exemple 100% 80 yi noonu la ñuy sëyee dañuy xëy suba ba guddi ñi ngi ci waañ yi ñi ngi ci raxas mi ñi ngi ci fobeere bi ñi ngi ci fóot mi activité physique yi dafay bëri ba suñuy dañuy gaaw a màgget dañuy gaaw a màgget lu wér muy loo xam ne dañ koy gis bu baax ci couple yi lu wér ndax danoo noppaluwul danoo sonn dañu nelaw fajar na ñuy jóg di dukki di sieste moom xamuñu ko xam nga ne sieste xamuñu ko sieste dafa am ñu ko xam ak ñu ko xamul fi mu ne tey am na ñooñ xamuñu ko ba suñuy sieste di feebar suñu sieste rek mën nañ faa doxee jëlee fa fièvre ci ay jigéen ñoonu na ngay gis ci benn âge boo xam ne ñàkk noppalu boobu dina leen topp ba ab diir boo xam ne doonuy waroo lool ak jigéen ji nga xam ne elle a tout à sa portée récupération jogging natation marche réveil musculaire du mën a bokk ak fee nga xam ne kii waaw kii su amee 20 ans 22 ans 23 ans soo ko gisee day pàccaaral day yàqu complètement kii mën naa dem ba 35 à 40 ans soo ko xoolee di ko jaawale ak ñoom sa figéey ñii day gone yaram wu liggéeyul du kii dara boole ngay liggéey bu metti guddeeg bëccëg doo nelaw ba pare boole ca ak ab sëy dafa metti dafa metti surtout jamono ji nga xam ne gune yi lu nu seen ci internet bi wala lu nu seen fenn dinañ ko jéem muy góor di jigéen nag walaay dinañ ko jéem am na yeneen sax yoo xam ne ñemewu ma ko wax waaw léeg-léeg ferme ubbil ma rek benn kii ma xool ne ko ubaatal mu daal di moom ferme benn parenthèse billahi wallahi 88 628 89 90 ayca ñu jël téléspectateurs yi salaamaaleykum salaamaaleykum allo 88 628 89 90 88 628 28 allo bonsoir salaamaaleykum mi ngi fi de allo mi ngi fi kay ayca jox ma keneen 88 628 89 90 88 628 28 28 ayca on va dinañ leen jël inchallah salaamaaleykum allo salaamaaleykum salaamaaleykum waaleykum salaam sëñ bi noo def Sophia na ngeen def ñi sant yàlla bu baax a baax ñu ngi sant yàlla ça va alhamdulilah ayca ñu nañ ci thème bu am solo dëgg la waaye day xam naa ne day am na ci maanaam mbir yoo xam ne moom ko ci bàyyul ko tandikoo asalaamaaleykum waaleykum asalaam waaw yow rek la ñuy déglu sëñ bi ñu ngi lay waaw ngir bëgg bànneex
ndax man dama ci am anecdote boo xam ne ay reetaan la ma def ba tey. ay ca. mooy am na ma xarit boo xam ne dafa jëloon maanaam bopp tan boobu tête d'aigle bi pompe boobu. waaye def na ko ay fan yoo xam ne lu kàttan la ko teg boo xam ne tey fu mu ko gisatee day dawal. boppu tan bi mooy lan. mooy tête d'aigle bi pompe bi. benn pompe. benn pompe la. waaw léegi pompe bi na koy def. waaye andil na ko jafe-jafe yu méttee. nay def pompe bi. waaw beneen ba ca des itam mooy que ne maanaam sëy bu bëri sax sëy bu bëri ci jëmmi boppam dafa baaxul ci wér-gu-yaram. dëgg la. ndax sooy bu daa liir naa ci téeram bi ñu naan xuratul ayni muy wax ne. am semaine bu ne benn yoon nga ko ca war a def. nee na ku la ko gën a nangoo def moo la gën a gàttu fan. moo la gën a gàtt fan musiba naaru laahi. ak yeneen. moo tax papa nag na ngeen ko dëgg baax a baax ndax thème bii ab thème dëgg la. waaw ndax li mu ciy wax nii yëpp ay waxi mag la yoo xam ne. sos la yu mat a bàyyi xel la. beneen ba ci des itam mooy que ne yooyu jigéen ñi di jëfandikoo yëpp ci biir ne képp kuy accepté ñi di la ko jox ngay góor. ndax xut bi rek ñuy xool di la jox ngay naan ca def yëf. lu la dal yow. moo ca gën a tuuti nag loo yaakaar ñu baree bari tële nañu mënatunu fanu daan egg dematun fa yooyu la tout excès est nuisible. tout à fait. ay ci jël keneen. noonu la ko tubaab di waxee. waaw noonu la koy waxee. salaamaaleykum. tout excès est nuisible. allo. 88 628 89 90 salaamaaleykum. waaw ñun doon daan jafaan sunu maam da daan jël satala bi. allo bonsoir. def ci xasum loro mi ak keng mi. allo. waaw ak ngi jaan mi. allo oui. sëñ bi noo def. ngay naan rek. sëñ bi waa ñu ngi lay. da ngay wàññi sa télé nga déglu ñu directement ak sa téléphone ñu ngi lay dégg bu baax a baax. soo yeewoo suba jox la suñu pour seen njëriñ. allo allo waa sëñ bi ça va. ça va na nga def salaamaaleykum. waaleykum salaam. allo oui salaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ bi ñu ngi lay dégg yaa ngi en direct sur Sen TV. ñu ngi si jàmm ñu ngi leen di. ñu ngi si jàmm bu baax a baax. ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. tey seetaan télém. waaw. allo salaamaaleykum. aleykum salaam sëñ bi ñu ngi lay dégg. doo wàññi télé bi. bàyyi ñu jël papa. allo soxna si. allo yi. waaw fooy wootee. maa ngi leen di ziar bu baax. dellu ziar bu wér waaye soxna si. ani Sofia. maa ngi nii wala Sophie Gueye nga bëgg a waxal. Sofia. maa ngi nii di la déglu soxna si. namu naa la si loolu. maa la raw maa ngi si jàmm bu baax. bëgg naa la danga ma neex. maa la raw bu baax. yaa ngi si jàmm tout temps ba léegi maa ngi jéem a dugg. maa ngi si jàmm ñu ngi jégalu. fooy wootee. ami. fooy wootee. maa ngi wootee Touba. Touba déglu nga waxtaan wi bu baax. dégg naa ko kay. lan nga wax loolu ci loolu am nga borom kër. déedéet amaguma borom kër de. waaw ayca kontaan nañu ci moom jërëjëf ñu waa Touba bu baax a baax jël keneen 88 628 89 90. waaw ba sëñ Modou Habib Mbacké maa ngi lay nuyu baax. waaleykum salaam sëñ bi noo def. sant yàlla borom di leen ziare bu baax. alhamdulilah dellu ziar. émission bi moom am na solo lool. jërëjëf. di bëgg di participer di ci wax tuuti incha allah. d'accord ñu ngi lay dégg. di wax ni rek suma maman boobu. comme li mu wax ni góor ñi. daanaka ñoom ñooy dem di jënd yooyu cere am na ci yenn kese góor yi koy def. mais aussi jigéen ñi am nañ benn responsabilité boo xam ni. exemple comme li ñuy waxee fay tànn. da ngay am soxna même da nga koy wax ne ko sax bëgguma ay jimboo wala sax. te bu koy def doo ko yëg dëgg la. su koy def doo ko yëg. mais da ngay dem gis ko fa defaat ci wàññi mu nëbbu ko. te du ko def. te yow xam na ni moom bëgg ko. beneen bi ci des góoru Sénégal yi. ñuy wax ni ñuy coono dañuy néew kattan loolu. lañ daan dundee fi pour dëgg waru ko fay di ndekki mburoog dëgg ak i safe. dëgg la de. na lekk ci cere yi ba suur. ñeneen ñi ci des lekk wi ba pare bëgg a daw à 100% mënta nekk. yàpp ci kaw bu ñu delluwaatee li maam daan dund tuuti. ci cere ji lekk ci ba baax récupérer nelaw yu doy.
wallaay la azim di nga joxe lu doy loo xam ne kenn du la mere. boole koog di ñàkk génnee suukar si ak foofu rek laa doon gàttal pour may ñoom ñu dugg. ay ci kontaan nañu ñu jël keneen. 88 90 salaamaaleykum papa jël ko. ah asalaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam sang bi. naan dafay. ñu ngi sant alhamdulilah. fooy woote. ñoo ngi. fooy woote Sen TV lay woote. waaw yaa ngi en direct sur Sen TV yaa ngi Sen TV. waaw ndu fan la gëm la doo léegi. waaw yaa ngi déglu waxtaan bi baax waaw Père Mbaye Ngoné lañ la bëgg a jox da nga wax ak moom. waa sëñ bi. waaw nañ def. teewlu nga waxtaan bi bu baax. waaw maa ngi déglu seen thème bi am na solo lool. dégg nga liñ ci wax de ci pexe jigéen ñi. ak góor gu xër ñi. waaw astuce de la gis. waaw astuce pexe jigéen ak góor gu xër. pour retenir l'homme ou bien. pour avoir des problèmes. waaw source de problème. waaw dañuy sant yàlla ci seen thème bi. vraiment di leen di gërëm ci dugub bi. allo. waaw yow rek la ñuy dégg sëñ bi ñu ngi lay déglu. waaw suy wax daf may day def del dallu ci sama kii moo tax. waaw li ngay dëgg la bip bi la waaw dafa am ñuy nekk sa ginnaaw. moo tax waaw ñu nekk sa léegi li ma ciy wax mooy. lu naturel moo gën parce que maam yi ci loolu lañ doon dund. waaw naturel waaw. lu naturel moo gën. waaw. parce que maam yi ci lañ doon dund. maanaam ñoom daanuñ def affaire artificielle. waaw artificielle. wala ñu association yoo xam ne ay chimique la. parce que loolu baaxu ci. jigéen bu ci gaañu woon wala nga am doom. wala feebar boo mën a am. naturel la ñuy wut faj la. wallaay. soo demee bu am problème mu awra. ñoom lañ lay jox ay ren wala ay xob. donc sa awra dellu doon xale. wala di la nàndal. voilà même soo âgé it ci ay juróom fukki at it teewul am na loo xam ne suñ la ko joxee nga di ko jëfandikoo. waaw. di dellu xale ci côté awra. waaw ak nàndal ga nga daan jël. nàndal voilà boo tax nag su ko defee nag sa góor du la mës a fàtte ci côté sentiment boobu. waaw daan na. mais nag loolu bokkul actuellement ak fuñ toll. déedéet. mooy que actuellement jigéen ñi dañoo xamul loolu d'abord maanaam leen koy wax ñoo amatul. waaw amatul maanaam mag muy toog nan la defal xasum nangam wala defal reenum nangam wala defal nangam amatul. soo seetloo sax jigéen ju am doom léegi. automatiquement hôpital ngay defee lépp. dëgg la mais je me rappelle très bien. am na jigéen ñoo xam ne. ñu amoon doom dañuy dem ci ut ay xob ak ay reen ak ay yooyu ci lay jëfandikoo. waaw ba deret ji arrêté ba góom bi gaaw a wër sax gaaw gën a gaaw a wër hôpital. waaw ngay naan ay njafaan. voilà mais loolu mu amatul léegi nag jigéen su amee doom léegi actuellement. say moromu jigéen moo lay digal ne fexeel sa awra dellu damay wut nangam ak nangam ak nangam. waaw ci alors que loolu. ay feebar dong lay créer. rek dëgg la. ay feebar dong lay créer. su ko defee nag soo paree ci dellu boobu nag. nga dem ci dollil sa bopp durée de bi ngay jëfandikoo bi nga nekk ak sa jëkkër. wala nga dem wuuti pour sa jëkkër durée bi gën a yàgg maanaam su doon nekk 5 minutes mu nekk 10 minutes. loolu excès lay indi maanaam da ngay dem ba yow da ngay comme kuy tux soo tuxul rek da ngay màndi. parce que danger lay indi. moom moo indi feebar yu bëri actuellement. da ngay dem ba sax yow da ngay am manquement dootoo doyal. waaw dootoo doyal. même soo doyalatul sax da ngay wuti ko parce que quantité bi nga soxla. su fekkente ne sa jëkkër mënatu la ko jox. waaw manquement ngay am ci yow. kon quantité soxla fokk nga dem di ko combler feneen. waaw léegi soo la mooy day indi source de infidélité comme seen émission yi passé. dëgg la. waaw léegi su ko defee nag muy moo gën parce que ay danger la. léegi nag ci thème bi mooy que ndax mën na astuce yi fekkee naturel la mën na téye góor effectivement mën na téye. si c'est naturel. si c'est naturel. mën na téye góor parce que amul benn changement amul benn excès bu ci nekk. bu ko defee yow sa jëkkër yow rek la xam yow sa jabar yow rek la xam. rek ngeen nekk ci la nga xam ne moom ngeen tàmbale woon ci ngeen nekk encore ci après ci ngeen di nekk. ah kon nangu ngeen ne jigéen ba xam na la. voilà su ko defee fekkee ne am na excès dafay indi besoin boo xam ne nekkatul seen diggante mais day dépassé seen diggante yéen ba nga koy wuti feneen. maanaam manquement ba ngay combler la.
voilà dafa mel ni rek nga bëgg a sóor sa cin sa xorom bi manqué nga dem wuti mbedd bi. effectivement léegi nag loolu moytu ko moo gën léegi nag nan lay téye góor fekkee c'est naturel lay téye góor mooy à chaque fois yow sa awra dafay gën a dellu dafay gën a rétrécir nañ c'est-à-dire awra góor ak bu jigéen du benn. déedéet li nga bu jigéen bi. waaw su ma ko mënee wax ci wolof dafa am ay ferñeent maanaam dafa am ay muscles ci biir yoo xam ne ñoom ñooy contracté mu gën a tuuti maanaam mu gën a dellu. léegi nu fekkee nag muscles yooyu fibre yow utiliser nga ay kii ay astuce maanaam seen kii yooyu yu ñu jënd yooyu produit yooyu ñuy jënd utiliser nga ko produit yooyu day dem ba muscles yooyu day dilaté wu maanaam dootul mën a contracté. waaye yan pour dafa mel ni nga jëloon benn sambourière rek jël sambourière ni bi nga xam ne pompé woo ko nga dugal sa loxo bi day laal côté bu ne. yan pompe yan produit. waaw léegi nag su fekkee da nga pompé sambourière bi soo dugalee sa loxo du laal côté bu ne. c'est un expert. yow kon vide lay am. kon danger moo ci nekk. yan pompe. laaj ko. allo. dafa mel ni dem na donc la question elle est simple est-ce que astuce yi nga xam ne jigéen ñi moom la ñuy utiliser day téye seen ay góor.